Rock the music. salaamaaleykum waa àdduna ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax fi ñu leen daan nuyoo ci seen émission caravane politique ci Oxy TV di leen nuyu bu baax a baax di am mbégte bu baax nag tey dalal benn monsieur le maire muy Pape Diagne bu maire bu Guinaw Rail Sud bu Ablaye Diop tey ñu dalal ko war a waxtaan ak moom ci wàllu politique war a waxtaan ak moom ci actualité. ñu ngi nuyu ñi képp ku ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew monsieur le maire ñu ngi lay siyaar di la bàyyi nga nuyoog waa àdduna yi lay seetaan. maa ngi leen di siyaare maa ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm fii si commune Guinaw Rail Sud comme ni nga ko waxee man maa ngi tudd Pape Diagne. nekk premier adjoint maire bu commune bu Guinaw Rail Sud maire bi di Abdoulaye Diop. maa ngi leen di dalal bu baax di nuyu seen i téléspectateurs ak ñi nga xam ne ñu ngi leen di xool ci comme ni nga ko waxee ci àdduna. ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziar bu wér. présentation bi gën a wóor tey bu ñu waxoon Pape Diagne lan lay doon li gën a wóor. bon man nag fonctionnaire état la déjà damay liggéey ci administration état parce que li ñu nekk nii muy mairie ay mbiru pal la donc dafa am mandat boo xam ne dañ koy natt léegi ci juróomi at bu jeexee amaana nga nekkaat fi bu la waa askan bi voté le walla ñu wóolu la. wala bu jeexee ñu fal keneen donc nga dellu ca la nga nekkoon donc du liggéey maanaam ni mu la ko mën a xamale donc man fonctionnaire la administrateur la maa ngi nekk ci assemblée nationale maa yore service relation internationale ba fa laay liggéeyee waaye nag lu su loolu damay def politique ci parti démocratique sénégalais PDS depuis 96 laa ci dugub bi ma nekkee ndaw boobu mënu maa voté sax di ànd ak président Wade ba mu jël nguur gi ñu ànd ak moom ba mu perte nguur gi ñu continuer des ci parti bi ba léegi déjà mairie bu PDS gagné la donc au delà de fonction yi ma nekk nii man damay liggéeyal état maanaam fonctionnaire la di liggéey comme ni ma la expliqué lii ñu nekk nii mbiru pal la rek donc du liggéey boo xam ne da nga koy def à temps plein donc c'est des responsabilités qu'on assume suñu jot mayee ñu ñëw def fi li ñu war a def bu ñu paree dem liggéeyi. voilà comme ni nga ko leeralee am na solo tey nag ñu ñëw ci maire bu Guinaw Rail Sud dañ koy dooree ci li nga xamante ni mooy ndimbal yi nga xamante ni moo jëm ci Covid 19 bi ñu gis ni ñoom ñoo njëkk régler seen i problème ci wàllu ndimbal yi loolu lan nga ñu ci mën a indil ci ay leeral. waaw loolu dañ koy sant yàlla parce que tey boo dégloo Sénégal daanaka feebar bi sax nit ñi fàtte nañ ko ndimbal la ñuy wax ak ceeb ak dund orienté nañ mbiru feebar bi. ci wàllu séddale dund te dañoo war a xool li tax ñu séddale dund mooy mbas mi am yàq liggéeyu ñenn ñi wàññi liggéeyu ñenn ñi wàññi amu ñenn ñi wàññi dem beeg dikk ñenn ñi il faut que ñooñu nga ut loo leen dàmpe. yaakaar naa ci esprit boobu la état du Sénégal amoon dana xool nan lay def pour jàppale borom njël yooyu mais tey au lieu ñuy xeex feebar bi li ëpp ci wax ji li ëpp ci coow li mooy ceeb boobu ak dund boobu. ñun nag waa Guinaw Rail sant nañ ci yàlla ndax li tax ñu sant yàlla mooy joxe nañ ko bu yàgg ca biir koor ga li tax tamit ñu am change boobu dañu choisiroon kon commune test maanaam commune boo xam ne fa la ñuy dooree parce que comme mbir mi amuñu ci woon expérience état bi mosu koo def fallait mu door ko ci benn commune su ko defee mu am ci ay njàngat xool jafe-jafe yi pour mën ko corriger feneen. tànneef boobu nag du lu ñu sàkku ñun parce que wax naa la léegi ne la ñun bokkuñu boor politique ak état PDS lañ état bi nekk APR. am na ñu bëri ñu doon wax la moo tax ñu tànn Guinaw Rail pourquoi le choix de Guinaw Rail ce choix là maanaam tànneef boobu ñun sàkkuwuñu ko ñaanuñu ko demandé wuñ ko parce que coono la ñu jural wax ju bëri la ñu jural mais tamit comme bu ñu nekkee démembrement état su état ne fii laay tàmbalee ñun mu sañ ñoo bañ. li tax ñu tàmbalee fi nag lenn rek la état bi mu décidé loolu daf ko jaarale ci ay démembrement maanaam les services déconcentrés gouverneur préfet sous-préfet arrondissement Daagu daan bind kayit xaatim ko indil ñu nañu. état bi ndimbal bi mu war a def nii la ko bëgg a defee yéen it kuréel yi ngeen di teg ci mairie bi kuréel yi ngeen di teg ci dëkk bi ñun on a très bien compris taxawal suñuy kuréel vite fait maanaam ci ñaari fan sax ñun pare nañ. jébbal kayit yi sous-préfet mais c'est vrai yéen gars yi commencé guñ sax ngeen pare. daal di jël kayit yi moom it remonté ko ci préfet remonté ko ci gouverneur mu remonté ko ci ministre bi ñu ne mais pourquoi pas comme ñi pare nañ dañ dem tàmbali foofu lii moo indi tàmbali bi ci Guinaw Rail mais du lu ñu sàkku du suñu sàkkuteef xaj na suñu xarañteef la. ak suñu nan laa ko mën a waxee suñu rapidité d'exécution maanaam comprendre li état bi bëgg a def ñu taxawal ko jëmmal ko ci loolu la état sukkandiku daal di commencé ci ñun
ba tey wax vraiment séddale nañu fi 3207 kits ñetti junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaari njël jox nañ leen ndimbal fii ci ginnaaw raay ci état bi. mais bi état bi paree ñun suñu ndimbalu bopp tamit topp nañ benn yi nga xam ne amuñu parce que xamoon nañ ne ndimbalu état du mat lépp. même ñun suñu ndimbal taxul lépp mat mais am na ay correction yoo xam ne def nañ ko suñu ndimbal tam dañ ko téye woon pour état bi su paree ñun ñu mën a corriger pour bañ a def lu ñuy wax double emploi. voilà est-ce que waaw comme yow wax nga ko sànq est-ce que maanaam état bi moom li nga xamante ni waroon na ko joxe ci ndimbal yi satisfaire na ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw raay ci du ñëpp. non loolu mënut a nekk. waxuma ginnaaw raay damay jël exemple ci àdduna. ci Sénégal. état bi 1 million de ménages la wax lay dimbale. 1 million de ménages dajul Sénégal maanaam njël la waxul buntu kër waxul dafa ne ménage mooy njël ku yor njël maanaam jabar ak soxna ak njaboot nga yor sa njël. mu tànn ci million ci Sénégal ci million boobu ginnaaw raay am ci 3207. 3207 yi dañ ko def ci ñaari pàcc. 1091 yi mooy ñi nga xam ne état bi dafa jàpp ne ay néew doole lañ mu leen doon jox lu ñuy wax bourse familiale wala RNU ñi nga xam ne dañoo nekk ñi nga am bourse familiale wala ñi nga xam ne ñi ngi ci liste d'attente bi. maanaam di xaar amaguñu fayee payoor gi waaye tànn lañ leen ñooñu boo leen xaymaa dañoo nekk 1091 junni ak juróom-ñeent fukk ak benn ñooñu état da leen jox d'office maire du leen tànn adjoint maire du leen tànn délégué de quartier du leen tànn état moo xam liste am moo ñuy transmettre liste bi loolu amul lu ñuy laam-laamee mu am beneen lim bu toll ci 2207 loolu ñu ne ñu nañ ko tànn bi nag ñu ne maire doo ko tànn parce que yow da ngay politique. boo tànnee da ngay tànn say njoñ. conseil municipal tamit duñ ko tànn bu ñu tànnee ku ne am nga foofu féete. chef de quartier bi tam bu tànnee xaj na moom rek tànn njabootam ñu def kuréel boo xam ne moom chef de quartier bi da ciy nekk iliman bi da ciy nekk ki teewal bàjjenu gox yi da ciy nekk ki teewal xale yi da ciy nekk ki teewal nan laa ko mën a waxee groupement de famille da ciy nekk maanaam ñu jël bànqaas yooyu yëpp jox leen benn lim ne leen tànn leen ko ci seen quartier. mais teewal ba léegi am na ñoo xam ne dañuy jooy ni ñi ci mel ni locataires yi nga xam ne ñoo dëkk ci étage yi yaa ngi wax ni ménage bu nekk lañ wax mais am na ñoo xam ne dañ nekk ci étage yi ñeneen ñooy ndimbali ak ci ñoom. waaw mais ménage yëpp tam mënuñoo am dama bëgg mu leer. lim bi ñu jox ñun ginnaaw raay 3207 ñun suñu limu ménage mi ngi ci 10 000. kon ana 10 000 ménages waaw ana 7000 yi. ala kulli al ciblage la ñu wax waxuñu recensement mooy nga bind ñëpp ciblage mooy nga tànneef ku tànn nag bàyyi. lenn daal la nit ñi mën a jooytu tànneef bi jaarul ci yoon. parce que li tax tànneef bi yenn saa yi du jaar ci yoon mooy dafa am ay critères yu ñu leen waxoon na ngeen ko tànnee. critère bu njëkk mooy vulnérabilité ci tubaab mooy ménage bu néew doole maanaam ménage boo xam ne jëkkër ji ak jabar bi amuñu salaire fixe maanaam liggéeyuñu liggéey woo xam ne dañu leen di fay weer wu dee. bu tayee jëkkër bi am chantier wala mu dem usine ba ñu jël ko bu subaa du ko am wala ku jigéen ki di jaay taabalam yor kër loolu mooy vulnérabilité koo xam ne man tey mënuñu ma considérer comme vulnérabilité parce que même bu fekkee li ma am doyuma fonctionnaire la at weer bu dee état fay ma man waruma bokk ci tànneef bi ci yoon bu dee sama soxna aussi day liggéey waru cee bokk. foofu la ñuy waxee nag ñu am na ñoo xam. waaw mooy li ma la expliqué wax naa la premier cas bi mooy dañoo war a tànn ku vulnérable li état bi tudde vulnérable mooy koo xam ne jëkkër ji ak jabar ji amuñu salaire fixe dañuy foraatu dañuy liggéey tey pour lekk tey wala dañuy liggéey tey pour lekk suba. denc ñu sax njëlu facture dépense su ñaari fan wala ñetti fan. bu kooku weesoo ñu ne koo xam ne veuve la wax na koo xam ne borom këram génn na àdduna moom liggéeyul bàyyi ko njaboot gu sew. beneen bi ñu ne ñi nga xamante ne nii ñi leen doon dimbali dañoo nekk bitim réew ñu tëj leen ñaari weer ñetti weer mënuñoo liggéey mënuñoo yónnee ñooñu dentu am nañ étage koom-koom ñëwatul pour ñu lekk parce que ña daan yónnee ña ngi leen tëj dematuñu ñëwatuñu. maanaam dafa am critères yu état bi teg critères yooyu nag parfois ña ñuy wax ñu tànn duñ ci sukkandiku dañuy def yaa ma neex. très bien loolu am na ci. ay la yéwén am na aussi leneen lu ci am lu gën a naqari nit ñi wax naa ko sax man ba am réero ak suñu délégué de quartier yi. mais après on s'est compris bourse familiale yi coow yi ci am mairie yi tànnuñu bourse familiale. bourse familiale bi ñu ñëwee dañ daan teg ay kuréel ci quartier yi quartier bu nekk bu ñu la joxee sa lim kuréel yooyu ñoo doon tànn bind mu dem day jaar ci mairie bi rek dem ñun du ñu def du ñu dindi mais dañ cee gis ñi ci bourse familiale ñoo xam ne yeyoowuñu ko. bourse familiale waaw parce que critères yi nga xam ne moom la état tegoon pour bourse familiale am na ñoo xam ne ñi ngi liggéey ñun ñu xam leen. ñuy am salaire am payoor soit yow nga am ko wala sa jabar te ñu gis la ci sa tur. wala ñu gis ci benn famille ñaari nit wala ñett am ci bourse familiale alors que ki ñu jàkkaar lool mu gën koo yeyoo amu ko.
léegi nag ci lim bi comme ni ma la waxoon sànq comme ñu am bourse familiale bi dañoo am ci dimbal bi dañoo gis ay kër yoo xam ne dañoo am ñetti cër ba ñeenti cër. waaw parce que dañoo am bourse familiale. par contre kii ñu jàkkaar lool mu nekk koo xam ne situation ci dëkk bi ñëpp xam nañ ko amul benn cër loolu tam indi na coow. ci laa profité man ci benn télé de la place ma ni état bi su lii weesoo na xoolaat bourse familiale yi na def audit. et je reviens à la charge na def audit maanaam képp koo xam ne yaa ngi fayeeku bourse familiale nañ def enquête ci yow bu fekkee yeyoo nga ko nañ ko bàyyi ak yow maanaam bu fekkee amoo benn revenu nañ ko bàyyi mais bu ñu xoolee ne gis na yow am nga payoor ay la yëwan bourse familiale bi du pour yow. mais est-ce que du laaj ci jamono bu ñu naan tey jii toog leen seen i kër ñëpp toog seen i kër dañuy wax ni sax ñi daan joxe ku leen jox lu jox ñu jël ñu tànn ñooñu rek ni ñoom ñoo war a am. loolu parce que li tax man ma d'accord ci loolu daanu dajul suuf état du Sénégal amul kattanu dimbale ñëpp wax dëgg yàlla booy dimbale da ngay dimbale ñi gën a sonn gaa mbas mi ñëpp la sonal. kon d'accord nga ak état bi ci loolu. ñu non d'accord naa ci tànneef bi parce que comme ni ma la expliqué état bi mënul te dimbale ñëpp. mais man mi nga xam ne man am naa salaire dama war a am compréhension même bu fekkee li ñuy séddale sama dërëm da cee ne mais man am na ci lu ma jàpp ki am ci loo jàpp da nga war a jàpp ci li nga jàpp bàyyi ki nga xam ne demam ak ñëwam yàq nañ ko ñu dimbale kooku parce que man war naa sax mën a jël ci li ma am sama ñàkku bopp ma dimbale nit kon su fekkee man am na lu ma yàlla jox te feebar bi yàqu ci dara parce que man état moo may fay parce que am na ñoo xam ne tey dañ ne 70% lañ leen di fay seen salaire parce que liggéeyatooñu mais man mi fonctionnaire état bi mi ngi may fay boobu ba léegi jëlul sama salaire 100 francs kon man wax dëgg yàlla war naa mën a bàyyi ndimbal boobu ak ñeneen ñi compréhension boobu la ñu war a am parce que li état di joxe matul suñu borom sax buy jox day jox ñi bàyyi ñi kon tamit loolu faaw ñu nangul ko état bi donte ànduñu ak ñoom mënuñoo jox ñëpp am na ñoo xamante ne nii seen mbir yi seen i am wàññeekuwul parce que ñi ngi am salaire ñooñu wax dëgg yàlla ndimbal bi taxul ñu leen jóg mais am na ñoo xam ne fii ñun xam nañ leen yàlla am na lu mu leen may mais ñoo dem di xëccoo ndimbal la ak ña nga xam ne yoruñu dara c'est ça le malheur donc loolu vraiment moo am ginnaaw raay moo am fépp. loolu leer na ñu fàttali leen ñi ngi dalal Pape Diagne premier adjoint au maire bu ginnaaw raay Sud ci seen Oxy TV seen caravane politique léegi nag Pape Diagne ñu ñëw léegi ci ginnaaw raay Sud. ci maanaam côté masque yi nga xamante ni tey jii bokk na ci yaa ngi ko wax sànq ci doorteel émission bi nee nga fàtte nañu feebar bi fàtte li nga xamante ne mooy kii léegi ndimbal li rek la ñuy wax léegi lan la commune bu ginnaaw raay Sud. def ci acte boobu non ñun bi mbas bi njëkkee ñëw li ñu njëkk a def mooy dañoo woo kuréel yi ñi nga xam ne ñoo ŋànk ginnaaw raay muy kuréelu conseil local de la jeunesse ñi yore xale yi woo groupement de famille woo bàjjanu gox yi woo imam yi woo délégué de quartier yi woo këru daara yi woo école yi woo kuréel yëpp association sportive et culturelle ASC yi ñu waxtaan ak ñoom ne leen li njëkk dem leen ci terrain bi def li ñuy wax sensibilisation maanaam lii def leen ko lii bu leen ko def lii moytu leen ko mooy sensibilisation ñu jox leen ay affiche jox leen gel jox leen ay jumtukaay daal ñu dugg ci askan bi waxtaan ak ñoom bi loolu weesoo bërëb yi nga xamante yëpp nit dafay daje mairie bi fexe na ba yóbbu fa ay jumtukaay yi ay raxasukaay ay lave-mains ay gel lu demee ne ko marché lu demee ne ko police lu demee ne ko poste de santé lu demee ne ko maternité bi loolu paree yemuñu ci loolu ñu commandé 15000 masques woo tayeeru ginnaaw raay ne leen ñawal leen ñu 15000 masques ñu fay leen ñu jël ko dimbalee ko ba léegi askan bi parce que am na ñoo xam ne tey masque 200 lay jar mais su ma amee juróom-benni doom ak man ak sama jabar ak samay jarbaat mu nekk 15 personnes su ma leen mënee waree jëndal masque ku ne 200 muy 3000 te ma yor 3000 rek dépense laay joxe. donc ñu jël ay masque jox délégué de quartier yi pour ñu xool ñi gën a néew doole ci askan bi ñi nga xam ne mënuñu sax jënd masque ñu jox leen ko loolu yëpp def nañ ko ba bërki dem biñ ne école day tijji. mairie bi moo jël service d'hygiène ut matériel pompé ko woo xale yi bale école yi ba mu set ñu yóbbu fa masque yóbbu fa gel yóbbu fa laxasukaay thermoflash sax li muy cher dañ ko jënd école bu nekk muy école privée muy école publique muy école associative ñu jox la thermoflash. lépp def nañ ko maanaam daal li nga xam ne mairie bi am na ko ci kattan ci mën-mënam ñi ngi koy xeexe feebar bi mooy li jëm ci masque li jëm ci lave-mains li jëm ci gel li jëm ci lépp daal loo xam ne am nañ ko si suñu am-am parce que ñun it wax naa ko bërki dem impacté lañ. mairie ay impacté lañ xam nga lu tax ñu nekk impacté parce que ñun suñuy recette dafay jóge ci askan bi ñun bokkuñu ak ministre bi nga xam ne bu voté budget état moo koy jox ñun li nit ñi réeré mbir mooy budget yi ñuy dégg ñu koy wax dañ koy xayma maanaam dañ ko war a jële ci askan bi mais askan boobu tey jii seen activité taxaw seen liggéey wàññeeku seen dem ak ñëw wàññeeku 3 mois ngi nii recouvré wuñ maanaam 3 mois ngi nii suñu service demuñu fayeeku weer yu passé ñi ngi fay salaire le 15 weer yu may wax ak yow tey la lan 4 fayeguñ salaire
état fay na Sénégal fay na salaire am depuis le 22 ñun fayaguñ salaire ba fi may wax ak yow parce que ñi ñu war a fay mënuñ ñoo fay parce que liggéeyuñu rus dañoo dem di jàqanteeg ñoom di tëj seen i place parce que amuñu activité donc ñu tamit dañoo sonn ci feebar bi parce que suñu koom-koom dafa wàññeeku te suñu charge dafa yokku parce que jënd nañ ceeb jox nit ñi jënd nañ diwlin jox nit ñi jënd nañ ay masque jox nit ñi jënd nañ ay gants maanaam li ñu war a def ñu ngi koy def te suñu koom-koom amul donc ni état di dimbalee transport ni état di dimbalee tey secteur informel bi ni état bi di dimbalee tey ñi nekk ci hôtel yi tey état bi war na jàppale les collectivités locales parce que ñun ñoo nekk premier plan ci xeex bi ndax état bi mu ne ubbi école ca la yema mooy yëpp ñoo ko dégagé ñoo yóbbu masque ñoo yóbbu saabu ñoo yóbbu omo ñoo yóbbu gel ñoo yóbbu sax thermoflash d'accord parce que nous sommes un démembrement de l'État d'accord parce que l'éducation entre guillemets est transférée mais quand même suñuy laaf tooy na ñun tamit nii bu continuer nii ñu nit dinañ dem ci li ñuy wax cessation de paiement danañ dem ba du ñu mën a fay suñuy fournisseur wala du ñu fi mën a fay suñuy salarié voilà. waaw loolu lépp ñu leen di bàkkee ci département de Pikine lan mooy secret Guinaw Rail Sud tey bi ma dugg see tey dama gis ci benn tableau ñu def les délégués de quartier ñu wax maanaam maison des délégués de quartier te man c'est une première su ma yeboo. Sénégal ñoo ko fi njëkk a def. voilà man loolu man. Sénégal ñun ñoo njëkk a jël espace ne délégué de quartier yi bu ngeen di réunion da ngeen di am jafe-jafe pour fu ngeen di toog espace boobu tamit Guinaw Rail ku ne xam na ne amul espace mais dafa am benn programme bu fi état du Sénégal am muy restructuration ak régularisation foncière maanaam jubbanti mbedd yi. ay la yoon nag parfois bu état bi di jubbanti mbedd yi day toj ay kër bàyyi ay poche yooyu. commune bi moo ko war a gérer mais commune bi waru ko jaay waru ko def loo xam ne pour sama bopp la wala pour maire la dañ ko war a def loo xam ne pour askan bi la maanaam loo xam ne c'est communautaire lu ñëpp bokk tey boo rombee comme ni nga ko waxee di nga gis ay bâtiments yu ñuy tabax loolu yëpp ci poche yooyu la bokk di nga gis jardin ci poche yooyu la bokk ñu jël nag benn parcelle jagleel ko délégué de quartier yi yemuñu foofu ren ci suñu budget dañ ko naroon tabax xaw ma nag ndax mbas mi dinañu ko mayam déet mais dañ leen ko bëggoon a tabaxal jox leen clé à la main muy une maison des délégués de quartier comme ça ñoom ñu am fu ñuy daje di fa waxtaan parce que ñoom ñooy nekk suñu diggante ñu population bi ak ñun ñoom ak conseils municipaux yi ñoo war a jouer rôle boobu maanaam li naqari askan bi jafe-jafe yi ñu am ñoom ñoo ko war a relayer mu ñëw ci commune bi saafara ko ñun amuñu secret bi ñu am Guinaw Rail mooy ànd booloo quand l'intérêt général taxaw tey ceeb bi ñu koy joxe soo fi ñëwoon tey gis xale yi ko doon wàccee sa yaram day daw ay xale ñoo volontaire woon lu mat 300 400 500 tonnes ay xale ko wàcce ñu neexal leen fayuñu leen. tey bu ñu bàyyi woon ñu war a wàccee loolu fan lañ jëm amuñu personnel boobu. mais ute nga ak monsieur le maire bi nga xamante ni moo dëkk Pikine Nord muy monsieur le maire Amadou Diarra. oui nee na bi Mansour Faye indee li nga xamante ni mooy ndimbali moom da ko bàyyi ak moom moo fay. lu toll ci ay millions. non il faut dire la vérité pour fay nañ. waaw parce que état bi. dafa am système de manutention maanaam dafa am nu muy fayee tey boo demee port dégg naa ci li ma dégg 800 francs la ñuy yanoo ceeb tonnu ceeb mais loolu port la mais tey boo génnee ci mbedd mi boo bëggee ku la yanu tonnu ceeb di nga ko fay lépp 800 état bi li mu fi indi tonne bu nekk jox na la 800 francs ñun boobu te yaakaar naa nit ñi defal ñëpp mais loolu doyul effectivement monsieur le maire am na raison ci loolu 800 yi bi ñu ko joxee ñun dañ cee tegaat xaalis bu takku pour fay xale yi parce que benn xale du la nangul wàccee 40 saaku ceeb wala 20 saaku ceeb ci 800 francs dafa ndaw mais état bi loolu lay fay mais état bi bu indi woon ceeb bi te fayul dara ñun ñi nga xam ne suñu askan na koy moom daañu débrouiller ba mu wàcc. mais quand même teg na ci 800 du lu bari lu ndaw la mais mairie bu nekk da nga defaat xaalis te ñun bi ñu wàccee foofu suñu ceeb dañ koo jëlaat wàccee waat ko tasat ko. waaw loolu tam xaalis la. ñetti charge la wàccee. dañ koo wàccee fenn parce que. mënuñu woon suñu askan yëpp ñu dajale leen ci benn bërëb lañ ko wàccee mais après dañoo jël ceeb bi tas ko ci yeneen ñetti point pour mu jege askan bi kan mooy fay camion yooyu kan mooy fay yéegal bi kan mooy fay wàccee bi xale yi nga xam ne ñooy nekk ci distribution bi di jàpp parce que tamit nit ki du ñëw rek nga ne ko ceeb baa ngi nii di nga ko yëkkatil di nga ko jàppal di nga ko génnee muy manutention ñun on a mis presque 3 millions ci loolu te ni ñu ko defee la ko suñu morom di defee ci diggante yanu bi ci diggante oto yi ci diggante ña koy garder parce que tamit doo wàccee fenn ay tonnu ceeb doo ko garder. il faut nga teg fa ñu koy garder suba ngoon bu dégg ba ci sinon ñu dal ci kawam jël ko. donc am na vraiment tamit effort financier ak effort humain yoo xam ne collectivité locale déployé nañ ko pour ceeb boobu mën a dem ci askan bi mais loolu mënul ñàkk parce que comme ni ma la ko waxoon tey bu ñu amoon kàttan bi ñun ñoo koo jënd defal ko suñu bopp
kon bu état ñëwee en appui ñun aussi en tant que collectivité locale am na loo xam ne daf ñoo war. loolu monsieur le maire wax lu am la il a fallu mettre beaucoup de moyens pour vraiment ceeb bi mën a wàcc mën a dem ci askan bi. loolu leer na ñu ngi dalal bu baax ki nga xamante ne mooy Pape Diagne ñu koy gërëm bu baax après ñu jëm ci leneen nag muy monsieur le président Abdoulaye Wade ñu koy ñaanal yàlla guddal fanam. bu yàggul dongul la am 94 ans di anniversaire am lan nga nu mën a wax ci loolu ci tënk. waaw ñun ay doomu Ablaye Wade lañu wala ñuy ay sëtam parce que je pense que ne ñëwal ku def ci parti presque 25 ans lu jiitu muy jël nguur gi nga ànd ak moom mu jël nguur gi nga ànd ak moom mu gouverne nga ànd ak moom mu daanu nga continuer ànd ak moom ba pare di gagné je pense que ñun amatuñ lu ñuy prouver ci PDS Ablaye Wade aussi li may wax rek. Afrique amal na ko njukkal Sénégal amal na ko njukkal parce que xeexal na Afrique xeexal na der bu ñuul xeex na fii ci réew bi ñaar fukki at ak juróom-benn ba yàlla def mu jël nguur gi bi mu ko jëlee it ay la yéwén tey am na lu bëri lu ñuy joxoñ tey ak lu bëri lu ñuy ndamoo tey yàlla ci Ablaye Wade la ko jaarale. waxuma la dara sax bu dul lu mu def mais démocratie bi Ablaye Wade teg yee Sénégalais yi wax leen seeni droit wax leen lan ngeen war a def indi droit à la marche. Ablaye Wade bu tegee ministre de l'intérieur opposition bi bu yuux mu dindi ko teg keneen maanaam démocratie fii Ablaye Wade yóbbu démocratie waxuma li mu liggéey Sénégal. mais fii Ablaye Wade yee Sénégalais yi mu leen yee ak ñemeloo leen ak xamloo leen seen ak seen yelleef loolu rek doy na bilan. tey nag nekk na mag moo xam ne wax dëgg yàlla ku mu nekkoon sa baay wala sa maam da ngay bëgg mu toog noppalu ñeneen ñi jël relève bi tey doomam lañ ne mooy wuutu baayam moom lañ defoon suñu candidat li ci xew xam nga ko man xam naa ko. tey man damay jooy tey parti bi kale bi mu kale parce que dafa kale dañ ko wax te dee. waaw si parce que boo seetloo bu ñuy tudd opposition sax duñ tudd PDS te PDS mooy premier parti d'opposition Sénégal ku ko bañ ak ku ko nangu. lu waral mu kale xanaa loolu baaragay ngay kii. non doxalin bi. kañ lañ gëj a woote ndaje kañ lañ gëj a woote réunion comité directeur moo fi nekkoon ñu tas ko indi xaw ma lan lañ indi lu bees loolu bañ ko indee ba léegi réunion amul au sommet amul à la base amul. parti bi def lu ñuy wax léthargie tagga tembe nit ñi ñu ngi fi de. ba nit ñi di wax ne tax ba PDS dafa militants yi ñu ngi fi ñi bëgg Ablaye Wade ak PDS ñi ngi fi mais parti bi dafa doxul tey kan ngay dégg muy wax ci opposition bi. Sonko ay Idriss Seck. ñooñu yemuñu ñu fii ci mbooloo. dëgg la yemuñu ñu fii ci mbooloo. ci politique. tey fii ba Congolais mi fii ba foo dem Italie Milan Allemagne Belgique foo dem fekk fa kuréelu PDS. à part le PS nous sommes le parti le plus organisé te léegi sax raw nañ PS parce que PS tas na mais train day am locomotive armée day am général bu jiite tey ay la yoon Karim Wade moo fi nekk mais anamu mi ngi bitim réew depuis 4 ans bëgg a doxal parti bi ci internet bëgg a doxal parti bi ci ay communiqué. mais yéen ñi ay ndaw yéen ban taxawaay ngeen war a am. non man lii ma lay wax ne dama koo jooy comité directeur jooy ko ci bànqaas yépp ne je réclame Karim Wade na ñëw parfois ñu ma amul passeport di ma non mani na def ay pexe ba ñëw. mënoo jiite parti bi toll ne PDS bëgg a toog bitim réew 4 ans bëgg a jiite parti bi ci ay message ci ay coup de téléphone non man je ne suis pas d'accord man duma karimiste wadis la mais tey d'accord naa topp Karim Wade ndax tey moom la bàyyam ne moo ma fi ne moom la parti bi décidé kon man damay suivre loolu mais je ne suis pas un karimiste je suis un wadis pur et dur. bokkuma génération du concret musuma see bokk. bi ma nekkee xale laa dugg ci Benjamin libéral nekk responsable UGTEL ba dugg fi ma dugg lépp ba nekk li ma nekk ci parti bi. mais tey su parti bi décidé te Karim la ay la yowoon damay am lu ñuy wax discipline de parti mais nag nii mu bëgg a doxalee parti bi man ànduma ci d'accorduma ci na mu génnee sax laa njëkkut a d'accord wax naa ko fu nekk parce que tamit man su ma nekkee ci un parti démocratique tamit du ma suiviste du ma koo xam ne bu ñëpp nee gauche ma ni gauche déedéet damay am sama xalaatu bopp damay am sama gis-gisu bopp parce que dañu ne parti démocratique démocratie nag bokk na ci wax sa xalaat nangul sa moroom xalaatam mais yow it nga wax sa bopp ñu nangul la ko man na mu génnee d'accorduma ci ndax mënuñu laa àtte tuumaal la wër fépp ci àdduna ak mooy yi ci état def amul lenn lu mu mën a teg loxo mais état bi jaay la doole tëj la juróom-benn at suñu borom may la kattanu nga nekk ci prison bi 3 ans et quelque daanaka lépp genn wàll
feebaroo yaa ngi koy tenir kon man damay toog ba sama peine jeex ma génn wala soo may bàyyi boo ma bàyyi doo ma bàyyi ba pare di ma exiler du ma ko nangu. danga may tëj ci kaso bi ba sama yëf jeex ñu nga xam ne ñu xam ne dañ maa jaay doole wala soo may libéré danga may bàyyi je suis un Sénégalais mais doo ma libéré ci ñaari waxtu nga pëtee ma dugal ma ci avion génne ma réew mi non man d'accorduma ci loolu ku nekk nag am nga sa gis-gis. xaj na xaw ma les tenants et les aboutissants jéewu ma ko sax xam mais sama analyse politique li ma may mooy ni ko Macky Sall génnee exilé ko dafa yomb nga demit toog sa peine 6 ans yi jeex na mënoo ñëw la moo tax mënoo ñëw ñun xamuñu ko li ñu bëgg rek mooy nga ñëw taxaw ci kanamu parti bi ñu ànd ak yow xeex bu la Macky Sall di miche wi la bu lay dugal ci ndox mi dugal la ci ndox mi c'est-à-dire ñu xam ne yaa ngi xeex Afrique fii amul ku fi mën a jël nguur ci nooflaay. amul loolu moom leer na il faut être sur le terrain. nekk Sénégalais pur et dur. non on peut pas prendre ce pouvoir là ci loxo Macky Sall en étant au Qatar ci ay non c'est pas possible. Moi j'ai toujours réclamé la venue de Karim Wade et je continue à le réclamer parti baa ngi nii doxatul dematul parce que moom ñi mu tànn bëgg leen teg ci kanam man de du ma nam ñu jiite ma. ku ci mel ni kan. bari na. Baara Gueye nga sa relation ak moom ndax laa bëgg a wax. Baara Gueye sa relation ak moom Baara Gueye même bu fekkee tey jiitu naa ko ci parti bi xeex na. Baara bi mu ñëw ci parti bi fii la ma fekk ñun ñoo jël UGTL bi ñu paree la ñoom Baara Gueye ñëw parce que Baara Gueye màggee naa ko 1 an wala 2 ans. ñun bi ñu jeexalee la ñëw. mais tey am na ay Saliou Dieng am na ay Awa Abdoul Ba am na ay ñeneen ñoo xam ne tey kenn xamul fu ñu jugee amuñu benn base politique duñu sax conseiller municipal ñu bëgg leen jël teg leen suñu kanam ñu ngi nekk ci parti bu ñaar fukki at ak juróom xeex ba Ablaye Wade dem ci nguur gi ñu xeex ba Ablaye Wade jugee fi ñu ànd ak moom di xeex Ablaye Wade dem ñu continuer di gagner kan moo ñëpp légitimité. kenn vraiment. Ablaye Wade dem gars yi transhumé ñun ñu toog Ablaye Wade dem gars yi dem élection ñu duma leen parce que dañ daan wéeru ci Ablaye Wade ñun nous avons eu la chance de gagner avec Wade et nous avons eu la chance et le courage de gagner sans Wade. oui vraiment. kon ñun amuñu lu ci politique lu ñuy envier suñu nawle njiit ci politique nag kenn du ko décréter yaa ma neex déedéet njiit ci politique base la koy jox mais ñi Karim Wade bëgg ñu jiite parti bi amul ku ci am base politique maa ko wax. amul ku ci nekk maire amul ku ci nekk sax conseil municipal c'est des gens yoo xamante ni seen làmmiñ lañ yor woddoo ko te bu parti bi continué noonu day yàqu. parce que ñoom dañoo bëgg a jël responsabilité wu nangum parti bi ci loxo waa PDS yi ñoom ñu yore ko kooku mënut a nekk. tey y a un grand conflit qu'on le dise ou non entre les gens de la génération du concret ñi bokk ñi ànd ak Karim. ak ñi nga xam ne ñooy les PDS authentiques. y a un problème qu'on le dise ou non. y a un problème loolu Karim Wade dafa war a ñëw ne faax toog jël ay carte teg ci taabal ji ñu jaay ay carte gis nga parti renouvellement mooy doxal parti. teg carte yi jaay ku mën sa morom duma. ku ëppale ñu xam ne ñi ci des dañ laa war a topp c'est ça la loi de la démocratie mais tu peux pas prendre des gens ex nihilo kenn xamul fu ñu jógee bëgg leen teg na leen ñi ci des topp man de du ma ko nangu xaw ma kan mais man je ne ferai pas partie des suivistes. leer na waaw dañuy teg ay carte daal jaay soo ma ëppalee ma nangu laa topp c'est ça la politique. c'est ça mais parti bi gëj nañ koo renouveler depuis 98. ñaar fukki at ak ñaar a ngi nii PDS renouveler wuñ parti bi je te le dis. ça fait 22 ans ci parti bu toll ni PDS. ça fait 22 ans je défie quiconque jaay nañ placé nañ fi ay carte ñaar yoon mais demuñu jusqu'au bout parce que mbir mi du placement carte da ngay placer carte monter section monter xam nga dafa am ay mbir defuñu ko. te fii ak ñu jëm élection yi góob ñu def ko parce que élection yi daanaka bu dul woon mbas mi ma ni ñëw na ba pare donc pour man jafe-jafe parti bi Karim Wade la. leer na. armée bi daal ki ko jiite daa war a ñëw ne faax. lu ko Macky Sall def. jiite guerre bi la ko def jiite guerre bi. mais mënoo jiite guerre par téléphone. guerre par WhatsApp. guerre par communiqué. non vraiment je suis désolé man d'accord ma ci loolu. kontaan nañ ci moom ci Pape Diagne mu xam ne vraiment émission bi neex na ba nga xamante ni bëgguñu sax jeexal waaye xam naa ne seqaat ak moom beneen waxtaan boo xamante ni nañ ko def ci caravane politique Pape Diagne lañ ñu ñëw ci. loo jeexalee ci émission caravane xanaa ñaan suñu borom mi nga xamante nii mooy def di dindi mbas mi am ci àdduna bi ba nga xam ne tey grande puissance yi nga yaakaaroon na ñoom tey àdduna bi bu asamaan si di wàcc ñu kale ko muy Amérique muy Chine muy Japon te yàlla wan na leen ne am na loo xamante ne nii bët sax mënu koo gis rek laa indi yéen ñépp ngeen daanu mel ne château de cartes
yàlla war na leen ne amu leen kattan amu leen xam-xam amu leen mën-mën waroon def matul mais yàlla aaral nañu boppam. France ñi ngi doon am ay 1000 morts par jour ñun on nous dit ñu ngi ci 40 morts te am na sax ñoo xam ne man jàpp naa ne li leen rey dëgg-dëgg du feebar bi parce que dañoo amoon yeneen i pathologie yu nekkoon ci ñoom. donc feebar bi taxul ñoo ñu faatu donc tey li may ñaan yàlla mooy feebar bi dellu fa mu jóge woon te loolu yàlla rek moo ko mën. ba kenn ku nekk dellu ci li nga doon nekkoon kenn ku nekk dellu say activité parce que économie àdduna bi daanu na fi mu toll ni kenn ku ne boo ko xoolee sa bopp la nga mënoon mënatoo ko la nga amoon amatoo ko. donc li ñuy ñaan mooy suñu borom jeexal ko. ba kenn ku ne mën a dellu ci activités yi. mais su loolu weesoo nag ñu jëlee ci ay jàngat parce que feebar bi wan nañu ne. suñu système économique baaxul. wan nañu ne suñu système scolaire baaxul. wan nañu ne suñu système sanitaire baaxul. feebar wan nañ loolu yëpp. léegi nag lan la ñu war a feebar bi jàngal loolu bu ëllëgee ñu def ci diagnostic xool parce que tey hôpital yu doy sax amuñu ko. tey masque yi ñuy wax ne respire dañu naan Sénégal ñu ngi ci am ab entre 80 et 100 tey kon bu junni daanoo woon kon dañuy tànn ku ñuy sauver ku ñuy bàyyi amuñu sax capacité d'accueil donc feebar bi war nañoo jàngal su li passé ñu xool ban taxawaay la ñuy am ci wàllu santé bi ci wàllu système éducatif bi ci wàllu transport bi ci yeneen wàll yu bëri tey mbas mi wan nañu suñuy limite dañ ci war a def ay njàngat sénégalais nag parfois dara dal ko bu subaa mu dalaat ko loolu nag warul état dina juum état war na juum mais bu juumee warul juumaat. donc tey gouvernants yi dañu war a jàng ci mbas mi jël ay matukaay yoo xam ne ay dispositions yoo xam ne bu ëllëgee lu mel nii bu amee wala lu xaw a mel nii ñu mën a xam nan lañ koy wattoo loolu daal laay wax ci kàddu bu mujj di ñaan suñu borom jëlee ko fi. jërëjëf mu nekkoon Pape Diagne premier adjoint au maire bu Guinaw Rail Sud di ko jaajëfal bu baax ci disponibilité am ndax fi ñu ko fekk daanaka amoon na ay occupation mais nangul nañu ñu dalal ko ci suñu émission caravane politique di jaajëfal ñi doon seetaan ci Oxy TV di jaajëfal réalisateur bi muy Amadou di gërëm Awa Diallo di gërëm Cissé Ndeya di gërëm ak ki nga xamante ne muy Modou Gaye di leen ñaanal jàmm di wax ne mbas mi nga xamante ne moo nekk ci réew mi yàlla na ko fa yàlla jëlee ci kàttanu yàlla ak yërmandeem.